bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di dalal ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média di nuyu bu baax a baax kilifa kër gi kilifa yi ci biir kër gi yëpp ñoo ngi leen di nuyu beral nuyu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex ñoo ngi leen di nemmeeku di leen ziyaara bu baax a baax ñaanal leen ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér. dugg nañu ci hôpitaux yi di wax ñëpp salaamaaleykum ñaan yàlla mu wéral malade yi te bañ a tëral kenn acteur de la santé itam yal na yàlla taxawal leen bu baax a baax macha allah ndax jamono bi ñu nekk jamono bu doy waar la seen liggéey dafa gën a yokku waaye comme ni ñu koy waxee rek kuy baax yàlla la gën a baax looy def lu ne yàlla gis na la kon yal na yàlla téyel nu leen bu baax a baax ñu ngi wax itam salaamaaleykum dugg ci prison yi di leen nemmeeku ñaanal leen yàlla ngeen gaaw jóge fa te bu ngeen fa jógee itam lépp loo xam ne rek teg ngeen ci loxo yal na ci sunu borom roof barke bu bare àdduna demal maa ngi ñëw la moo tax am na ñoo xam ne dañoo jiitu sunu xel ak sunu xalaat yépp mi ngi ci ñoom waaye ñu tàllalaat loxo sunu borom ñaan ko mu muccal leen ca fa ñu ne yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe saa bu nu waxee loolu xel day dem ci sunu wayjur yu baax yi suñu soppe yi fa ne sunuy wasila yal na yàlla taas ñu ci seen barke di leen dalal ci seen émission wareef 88 la 628 22 22 88 628 04 05 wareef nag moom dafa mel ni jamono yi dafa gën a neex ndax gis nañ ne ñu ngi ci nawet dëgg la ndaxam waaye nag ñuy waxtaanee wàllu mbay te muy lu am solo ci dëkk bi doon loo xam ne dafay indi développement doon itam loo xam ne bay dundee bi dafa am loo xam ne daf koy yokk bu weesee sax koom-koom léeg-léeg di dundee li nga xam ne moom la ñuy bay ci réew mi dafa am yu baax yu muy indi ndoy baan dana ñëw ca kanam ajaratu mami Linguère ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu itam sunu gan gu màgg gi ñu fi am muy El Hadj Assane Ndiaye uteeg Ndiayeen yëpp moom tey dana dégg lu baax ci Eva ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Adja Linguère bismillah tey lépp lu jëm ci wàllu manioc maanaam ñaam bi moom la ñuy waxtaanee xel dana dem ci waa Tiwaawoon bu baax a baax. ak waa Pire tey moom dañuy taxaw Pire rek parce que ne rooti daal di def yenn façon yooyu. dëgg la waaye bu fàtte ne El Hadj Assane nag dafa jaay santam parce que dama ko indi boolu ndambe ci digg mu nangu. mu daal di sant ki ma gis boo pour nga convaincre ko yombul de. aywa bismillah Diop bismillah. Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ëllëg sama maam yàlla mot leen sama mandela daf koy jëloon di siyaar mbooleem di ñaanal suñu soppe ba suñu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla taas ci barkeem amiin yaa rabbal aalamiin mag ñi nga xam ne moo kenn maam ñu doon nelaw ñoom ñëpp dara sa jàmm ñu yaa jógeen yàlla dafa soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye noonu la ñuy nuyoo mbooleem askan ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di dalalaat nag suñu gan gi bu baax a baax a baax yow ne tey ñu ngi waxtaanee lu am solo la xam naa tey Ndoye Bane dina kontaan dëgg la Ndoye Bane mami delloo na la kàddu gi waaw ñu ngi leen di ziar bu baax jërëjëf di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak waa Pire Sañokor gépp sunu xalifa ba di sëriñ Mansour Cissé ak sëriñ Maodo Cissé ak moom parent Jibi Diagne ñoom Baye Baddo Dieng ak ñëpp ñu ngi leen di ziar di dalal tamit Assane Ndiaye mi bàyyi ko Kajoor moom tam fas yéene bokk ci waxtaan wi lépp luñ ci jublu rek mooy sénégalais yi gën a xam ak mbay mi gën a ñoŋ kon bokk ñu ciy ziar ñëpp ba ci kanam El Hadj Assane salaamaaleykum maaleykum salaam dalal ak jàmm ci émission wareef kontaan nañu ci dalal la waaw ñoo gën a kontaan ndax ku ñu woo ci waxtaan ci lu jëm ci ñam bi rek noonu dañ ci kontaan bu baax daañ ci ñëwaat comme ni ngeen ko waxee rek ñu ngi nuyu kilifa yi diine yi kilifa yi aada yi ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk réew mi kilifa yu mag yi ñëpp di nuyu suñu bokki baykat yi di nuyu waa Tivaouane ni ngeen ko waxee région de Thiès mais Sénégal bi yëpp parce que ñambi ji wóor na léegi fépp ci Sénégal kon ñu ngi jaajëfal baykat yëpp ak producteurs yi ak transformateurs yi ak ñi nga xam ne ni ñooy fournir bant ñambi yi di jàppale état bi ci wàllu woowu ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp am na solo kontaan jërëjëf Ndiaye kontaan bi Eva Tra njëkk kontaan soxna mi yandu ndax xam nga lan la ñambi ji dafa mel ni dafa embaumé fii xetu naka lañ koy waxee. xetu tool ya la rek. xetu tool ya waaw xetu tool ya fii dafa changé sax moo tax macha allah baykat yi ñu ngi ci jàmm de bu nu ko xamee bu nu ko xamul mami ñuy waxtaanee ñambi mu mel ni nag soo demee tey ci jigéen ñi lañ ciy wax ñoom lañ ciy def dafa bare. Ndoye Bane
jërëjëf. ñam bi am na solo. ñuy félicité bu baax a baax sëñ bi. seen Njaay. ñu gis ni ñam bi dafa occupé place bu am solo. ci réew mi rawatina soo demee Kajoor. diggante Kajoor ba Waalo. wàllum ñam bi est-ce que mën nga ñu ñëwaatal ci histoire ñam bi. fan la jógee ba Sénégal di ko bay. waaw histoire ñam bi ñoo ngi ci def ay gëstu. waxtaan naa ak benn chercheur nee na ñam bi mi ngi dugg vers l'année 1720 fii ci Sénégal ku ñuy wax Gérard Bodin moom moo ko fi indi. nee na ma ñam bi moo fi jiitoo gerte ñaar fukki at. kon ñam bi yàgg na ci Sénégal. duñ ko fi indi nag portugais yeeg ñoo ko fi indi. pour daan ko dundale ñenn ñi pour yóbbu leen feneen donc histoire boobu neexul lool waaye nag ñaam bi mu ñëwee itam jël na place am ci Sénégal yàgg na fi nit ñaa ngi koy liggéey Kajoor nag yaakaar naa ne buñ ne ñaam bi rek région de Thiès département de Tivaouane waaye arrondissement bu Meewaan ak bu Pambal su ma nee arrondissement Pambal Pire moo tax may wax Taïba Ndiaye moo tax may wax Meewaan moo tax may wax ba ci Chérif Lo en tout cas département Tivaouane bi yëpp boo xoolee production bi nationale bi bari ci département bi foofu lay jógee. comme production bi nu mu demee ba. waaw production bi bu dee ci département Tivaouane. dem nañ ci 410 000 tonnes. yoo xamee ni ñi ngi ko béy ci département de Tivaouane. bu dee niveau national production bi dem na en 2019 ci 1 022 802 tonnes. produire nañ ko ci Sénégal ci ñam bi mais 60% à 70% mi ngi jóge ci région de Thiès. waaye waa vallée bi léegi ñu ngi bousculer ndax ñoom dañoo am potentiel irrigué seen ñam bi. waa Casamance ñoom itam ren ji rek li ma am ci ay demande yoo xamee ni waa Casamance la ñu dugg ci ñam bi ji te foofu yàlla def na fa ndox def na fa suuf su baax. nga ñëw Kaolack Guinguinéo ñu ngi fi doon yóbbu banti ñam yi vers les années 2004 2005 2007 mais léegi ñun sax ci programme état bi dañuy dem ay diggante Guinguinéo diggante Gagny foofu di fa wut ay banti ñaambi di ko tasaare feneen ci Sénégal pour wax rek ne le programme bi en tout cas fexe nañ ba ñaambi ji tas na ci Sénégal ren ji région yi daawul am sax fexe nañ ba yóbbu ko fi muy diggante Sédhiou diggante Kolda diggante Bakel diggante Tamba loolu lépp ci nawetu ren bi yóbbu nañ fa ñaambi ji. est-ce que état bi mi ngi jàppale secteur bi su fekkee si oui naka la leen di jàppale comme ni est-ce que mi ngi leen di jàppale comme ni mu jàppale ñi yor gerte gi. waa état bi dafa beral loxo sax ñambi ji. ab occasion la foofu ma taxaw fii sant le président de la République le président Macky Sall. sant son ministre de l'agriculture et de l'équipement rural professeur Moussa Baldé. ndax ñambi ji ren dañ ko subventionné à 100%. ku ñu jox hectare bu ñambi doo joxe dara. loolu ren rek la de. bu dee gerte loolu bu ko xeeb bu dee ñu jox la bant ñambi ne demal nga jëmbati. te nga waroon koo jëndee diggante 50 000 40 000 ci hectare bi ñu may la ko. kooku nag wax dëgg yàlla jar naa sant. defu mu dolliwaat ci engrais jël lu toll ci 1000 tonnes engrais urée ni séddalewaat leen ko baykat yi jëlaat 500 tonnes engrais 10 10 20. ñu joxal leen ko baykat yi. loolu buñ ko xeeb. loolu lu am solo la wax dëgg yàlla état bi jàpp na ci parce que da koo subventionné à 100%. daana ko subventionné année yii passé ay 86%. 80% ren nag mu ni bu kenn joxe dara jox leen baykat yi ku bëgg a bay ñaam ñu jox la banti ñaam bi noonu lañ ko def tasaare ko defal planning tasaare ko ci Sénégal ba mu daj. très bien Mami Linguère. lan moo tax moom yeneen filière yëpp nekk fii nga ñëw rek yow jël ñaam bi. féete woo ko. moom mooy superviseur bu mag bi de. ñaam bi ji. ak lan nga ci gisoon ba taxoon yow nga ñëw jël ko donte xam nañ ne ñaam bi ba tey yéen ñi ngi leen ci sant bu baax. ndaxte nit ñi bantu ñaambe bi fonk ñu ko woon dañ ko daan dagg rek yóbbu te ku nekk xam na ne ñaam bi booy xool sax danga naan jiwoom xanaa moo gën a di neexati li jëndi parce que nekkuñu fi naan bii laa yenu nañ ko yóbbu nañ ko ndax bantu ñaambe bi rek ngay dagg jëmba donc ku sawar mën nga caa bokk. waaw jërëjëf yàlla daa def nag xam nga buñ nee ñaambi Kajoor. lim naa fi yenn dëkk yi nga xam ne ni ñii ñoo ëpp luñ koy bay. yàlla def ma judd ci ñaam bi fekk fi ñaam bi. bi may xàmmeeku ñaam bi buñ daan wax ñaam bi soodaa. wala ñaambi tubaab bi wala ñaambi màkka xeeti ñaambi yooyu moom laa ma ànd ak moom màgg bi may xàmmeeku commencé di bay ma ñëw commencé nag sooya ak kombo ak yeneen donc dama judd ànd ak ñaambi ji rek ma xam nag ni
yeneen filières yi ñoo ngi ci de ni ñuy béyee ñambi noonu la ñuy béyee gerte di ko béyee dugub di ko def arboriculture mango papaye lépp dañ koy def donc waaye ñambi il faut ñu taxaw parce que yàlla daa def man ma jot a génn dem naa Côte d'Ivoire xam nga aceke moom déjà label Côte d'Ivoire ni mu siiwee. dama lay laaj ndax bi mën nañ koo aceke. ma dem Brésil seen mandioca bi moom itam junniy xeeti ñambi yu topp ma fekk ko Brésil ma gis li nga xam ne nii moom la ñuy def ci ñambi ma dem rencontrer association baykat yi nga xam ne ñoo nekk Brésil ñii ñoo nekk Côte d'Ivoire ñoo nekk ci yeneen réew yi ñoom ñëpp ma rencontrer leen moo ñu xam njariñ li nga xam ne moo nekk ci ñambi la preuve état bi ñaari at yi nga xam ne taw yi demewul noonu bu jàqee rek dañu nañu yokk li nga xam ne doon nañ ko joxe ci bant ñambi nañ ko ci yokk ndax ñambi li sëñ Babacar daan wax rek ñi mën a am ñax te loo ko jox ci am ndox doy na ko kon nag déjà boo ko béyee lu mu néew di nga récolter par rapport yeneen ni gerte gi nga naan bu tawoon ñaari taw bu defoon nii sama dugub yi wànq yi lekk na ko loolu fekku ci ñambi ji loolu moo tax nag man il faut ñu taxaw moo ak ñi mel ni man ñu taxawal filière manioc depuis 2014 la ñu am reconnaissance état bi wax dëgg yàlla ni ma ko waxee di jàppale ci production bi di jàppale ci engrais ak ba pare dañu taxaw nag waaw dañu yóbbu ay mission fépp foo xam ne war nañ faa war a waxtaane ñaam bi interprofession bi dem foofu loolu moo tax ñaam bi il faut ñu défendre ko parce que dañoo xam njariñam daañ ci ñëwaat léegi njariñam mooy ci sa wax li ñu dégg yëpp mooy non seulement am na rentabilité waaye tamit lu neex a exploité la waaw neex na exploité ni ñuy wax culture de rente la ndax bu la neexee boo sampee sa toolu ñambi rek waaw baana bi taxaw na pour jënd ko du xaar sax mu ñor moom du lamb déedéet du lamb d'accord te tool ba la koy fekk jënd te tool ba la koy fekk mu jënd ko dëgg la waaye culture vivrière la gis nga année bi nga xamee ne ni ceeb bi yokku na dem na kilo 400 kilo 500 njóobi ni dañoo delluwaat ci maam yi tey fay na ma sama bor delluwaat ci maam yi commencé waaw nañ daan supparñee ñam bi est-ce que ñu di ko def ma waxtaan ci ak sama benn góor mun ma sama doom reen ak reen fexeel ba bul tàggoog moom reen mooy tubercule bi mooy reenu ñambi bi reen moo di am sàq mooy def sa dugub def ci sa ñebbe def sa leneen mun ma sama doom boo yoree sa kël reenum ñambi bu ko tàggoog ba ñuy xaleel di jàng moom la ñu doon wax grenier mooy reen am sàq waaw ak reen ñaam bi moom ca tool ba rek nga koy bàyyi heure boo soxlaa nga récolté bu sa ganum jóobe ñëwee nga jàpp sa yëpp ganaar mbaa sa leneen loo am wala ko ñaam bi jox ko xiif day daal di jóg foofu léegi la jamono neex ceeb yi bari waaye bu njëkk ba nga xamee ne nii buñ toll ci weer wi ñu nekk weeru août ñu naa mag tuuti gone dara booba ku xeetul di nga xiinal ku xeetul di nga xëy maanaam ku amuloo épluché loo xolli waaw di nga togg lu néew xiinal mooy togg lu doyul gone yi duñu suur waaye boo amee loo xam ne ñam bi daf cay dem xale yi dañuy lekk ba suur xale yi mais ñu xool ni tamit xeetu ñam yi nga xam ne moom la Sénégal am ñu gën ci xam bi ci gën a siiw di soya ak beneen bi waaw soya am na waaw kombo am na bi jógee Ghana nu mu tudd Ghana juróom benn xeet jóge na fa waaw juróom benn xeet yooyu jógee Ghana lu tax mu gën a dox soya bi gënu la dox soya bi waaye ndax soya bi moom vraiment ak variété mais tey jii soo jëlee benn hectare ak variété locale la nga jëmbat ci soya ci laay ñëw nga jëlaat benn hectare nga jëmbat ci yi jógee Ghana bi gën a Ghana moom mooy gën a dox soya day variété locale yi jóge Ghana nag dafa jaar ci laboratoire yi ñu dindi xeeti feebar yi boo xoolee fi mu ne bii xob yi feebar a ngi ci boo xoolee tension jaune yi loolu la ñuy wax mosaïque nga xool doigt de pakpa bi mooy beneen tige bi bële bii doo ci gis tige yooyu dafa jaar laboratoire ñu assaini ñaari bii mooy Ghana bi mooy Ghana mooy doigt de pakpa mooy soya bi bee du soya bee moom la ñuy wax parijé yi. boo mit Ghana la jógee. déedéet fii la jógee. bii ampong la mi ngi jógee Ghana. ampong jëlee nañ fa juróom-benn xeeti ñaam bi. Ghana jëlee nañ fa juróom-benn xeeti ñaam bi diggante ampong diggante doigt de pakpa moom nga yor noonu sa loxo. diggante sika diggante banki ema diggante boroni diggante afisiafi yooyu yëpp ay xeeti ñaam bi la yoo xam ne ñoo ngi ko jëlee Ghana benn bu nekk itam am na loo xam ne ni moom la.
li mu gën a man li soxna si doon laaj boo xam dina mën ak dina may bii déedéet duñu benn nii duñu benn déedéet bi ampong la bi pari jéey ñu koy wax walet bu la neex kon yor naa fi ñetti variété nga foofu boo xoolee reen yi itam ay variété la reeni ñambi yooyu yii nii ay variété la waaw naka nga leen di xàmmee xoolal waaw gën a ñuul ak deuxième pot bi am na boo xam ne dafa xonq boobu mooy pari jéey bi bële moom ngay yor moom la ñuy wax terrasse léegi nag ci suñu variété locale yi moom moo nekk sumum ci vraiment ci ñaam bi nga xam ne ni moo nekk ci variété locale yi ñu koy wax terrasse ndax neen soo ko bàyyee ñaari at ñetti at soo amul terrasse sa kër ci yow la kon tellement que dafa nangoo meññ dafa nangoo jar ci marché bi bu nga demee ci marché Pire wala marché Noto bala ñoo jënd benn ñaam bi variété terrasse bi moom la ñuy jënd man li ma la bëggoon a laaj sànq mooy tuddaat nga ko sax mooy que est-ce que ñun ñaam bi ji ñuy bay nii ba tax filière bi jóg nii dañu koy bay rek ngir togg ñam bi rôté def ci ceeb ak def ci leneen wala xalaat ngeen ci xeetu transformation boo xamante ne dinañ ci mën a am lu mel ni sunu couscous parce que Abidjan am na acca kewam am na beneen façon rôti bu ñuy wax ñoom ñambi bi dañu koy dagg comme ni nga wax boole kook seeni ndawal ba tey bokkul ak suñu rôti ndax ñun suñu rôti mën nga ko def saa nga am ndawal nga jox xale ñu lekk ba suur ndax li ñuy wax naan bu sàq jeexee surga yooyu yaakaar naa kër gu mu nekk surga mën na faa bañ a yooyu ndax njaayeen ñi moom bu ñu lekkee ba suur jàmm am ndax amul beneen xeetu transformation boo xamante ne xalaat nañu ko wala ñi ngi koy teg ci ginnaaw filière bi pour que ñu bañ ne li ñu bay dafa lamb ci suñuy loxo wala dafa yàqu ndax di bay di tuuri itam am yàq dafa fankul ak ñàkk waaw jërëjëf Mami loolu laaj bu am solo la ndax bi président Macky Sall di ñëw ñi ngi woon ci en 2012 154 000 yu topp 879 tonnes. En 2019 nee naa romb nañu 1 million de tonnes. Donc bu yàggee te xalaat ñu nu ñu koy supparñee léegi baykat yi découragé. ndax boo demee Pire fi ñuy jaayee ñàmbi ji wala nga dem fi ñuy jaayee Noto également marché la ñaari yooyu ñooy les 2 plus grands centres de distribution yu ñàmbi. Pire dañu am seen bourse lu ñuy wax bourse de Pire comme ni bourse de Paris amee ak bourse de Londres dañu am suñu bourse de ñambi à 10 heures ci la ñuy fixer prix bi mais en fonction ni charrette yi indee ñambi ji l'offre et la demande daal di am foofu bu charrette yi baree rek commerçant yi dañ ne ñambi dina am tey te ñambi boo ko xasee récolté day daal di yàqu bu amul il faut maximum 2 jours ñu consommer ko ou bien ñu transformer ko bu dul loolu day yàqu donc si ñaam bi ji bare c'est à l'avantage commerçant yi dañ ne kon ñoom dañuy daal di daaneel suñu prix mais bu fekkee ne charrette yi ni ñuy ñëwee fréquence bi bariwul su ko defee nag baykat yi dañ daal di tey jii de moom marché dina neex après ñu ngi déparé woon 15000 le sac yóbbu 20000 ou bien 25000 bu nee ba 13 heures après nag marché bi foofu lay yem donc moom la ñuy wax la bourse de Pire la bourse de Pire boobu de Pire ak ñaam bi ni mu amee xaalis ñaam yi ni mu amee xaalis saako 15000 léeg-léeg mu yéeg léeg-léeg mu wàcc léegi nag foofu bourse boobu fañ koy jaayee ak bu nootu du bu Pire rek ak bu nootu ak xaalis bi ci nekk yëpp est-ce que mun ñu leen a gën a taxawu ñooñu nga xam ne ñooy jaay ñaam bi ak bërëb bañ koy jaayee xam gis nga na mu mel defaruñ ko ab bayal la rek gars yi ñëw sari ni mu mel ñaaw na trop ñi ngi ñëw foofu ma continuer tuuti ci variété yi ci lim ma laaj ci ñuy xalaat pour supparñu ko loolu ñoo ngi ci interprofession manioc bi taxaw na am na côté volet transformation ñoo ngi ci def ay projet amoon na Madas bi nekk Pire Kër Gallo Kébé yaa ngi koy romb peut-être xaw ma yan problème après dafa fermé mais moom mi ngi doon liggéey di ci defar gomme kaftan gomme kaftan bi nga xam ñaam bi lañ ko doon defaree foofu lañ ko doon defaree ak Kër Gallo di ci defar ak yeneen doon na defar aceke bi doon na defar farine bi doon na def amidon amidon ñaam bi nee nañu c'est l'amidon c'est la molécule du 21e siècle maanaam boo ko si am amidon bu ñàmbi rek li nga ci mën a def bari na variété diggante peinture ci wàllu transformation médicament diggante colle papier lépp ci amidon bu ñàmbi bi dañ ko ciy def colle bu weex bi kon xam nga ne potentiel bi am na donc di produire di dem rek il faut wax naa ko ñi ngi romb 1 million de tonnes lii suñ ko consommé diggante rôti
ak jigéen ñi moom ñu ngi ciy defar fi mu nekk cere. ñu ngi ciy defar couscous ñu ngi ciy defar caakri. ñu ngi ciy defar yeneen ak yeneen ak yeneen ba ci ceebu ñam bi sax ñoo ngi ko ciy defar. boo demee suñu dëkk nga dem fu mel ni Taïba Ndiaye. GIE ànd defar Taïba. nga dem fu mel ni. Daaru Xuddoos nga dem fu mel ni Meewaan. femmes yi ñu ngi ci. mais femmes yi dañ leen a financé nu wul xaw ma Pepe xaw ma ñan ñoo leen financé woon xaw ma ñan. ñoo leen financé woon waa Meewaan ñu di ci liggéey. Taïba Ndiaye ñoom seen doole bopp ci la ñu demee dem nañu léegi ba vraiment maîtriser nañu ko. Daaru Xuddoos également ñi ngi ciy jàpp même yeneen gox-goxaan yi ñi ngi ànd ak ñoom. donc ñi ngi xaar nu ñu koy supporter. mais fi mu ne ci ak interprofession manioc ñi ngi xalaat benn centre de ressources de manioc boo xam ne nii day amaale benn unité pilote de transformation de manioc en farine. waxtaan nañu ak waa boulanger yi nee nañu lu ngeen am ci farine ñam bi. ñun mën nañ ko jënd pour incorporer ko ci farine blé bi. xooli li ñuy importé ci farine blé. bi may ñëw rek maa ngi liir ñu naa blé bi pour rendement yi dafa wàññeeku blé tendre bi rendement bi dafa wàññeeku. su wàññeekoo foofu rek day daal di répercuté wu fii parce que lu amul prix day daal di yéeg donc su blé bi yéegee farine bi yéeg. ñu daal di commencé xalaat ne mburu mi day yéeg coow li dootul. te lii mën na ko utiliser te lii mën na ko remplacer boo demee fu mel ni Nigéria ñoom 10% farine boo mën a jël. 10% yi farine bu ñam bi il faut nga incorporer ko ci loolu ab loi la boo xam ne ni génn na au Nigéria donc su ko defee li nga bay dina booster production bi. parce que da nga xam ne di nga ko mën a transformer daañu ko mën a def farine boobu aussi am na fu mu jëm. waaw ci seetlu baal ma. ci seetlu mu mel ni sous région bi ñoom ñoo ñu dàq consommer manioc waaw léegi la xam nga. bu njëkk. waaw. ñam bi. waaw. Tokër yaa ngi koy doon laaj. Tokër ñu ngi nuyu madame Sophie Galadima. voilà donc bu njëkk dañ ko daan bay ci booru kër gi. dëgg la. di ci jëfandikoo. waaye avènement ceeb. waaw bi mu duggee Sénégal. dafa la chamboulé lépp. dafa chamboulé lépp moom moo jaxase lépp. donc moo tax. habitude yi ñun amoon nañ ko de. chez nous dëgg la dañ daan gratter ñaam ji di ci defar cere di ci defar lépp di ko lekk. mais léegi nag boo ñëwee nga jël sa liibaru ceeb daal di gaaw sebet ko def ko jox xale yi dem sa yoon. donc li war ci ñaam ji doo ko def mais boo demee fu mel ni Côte d'Ivoire. seen aceke bi. seen futu bi parce que man def naa juróom-ñetti at Côte d'Ivoire donc am na lu ma fa xam. donc seen futu bi loolu lépp. à base de manioc la te moom la ñuy consommer. te vraiment valeur énergétique gu ñam bi dafa am solo. ca Mali tamit waaw nga dem Mali. nga dem Ghana. nga dem avec plat bi ñuy wax ciwang boo demee fu mel ni Cameroun. donc xeeti ñam bi donc dëkk yooyu yëpp. Afrique centrale nga dem fu mel ni Guinée. déjà ñoom xob yi ci la ñuy commencé. seen sauce boroxe bi. xob yi ñam bi moom lañ koy defee. léeg-léeg sax restaurant yi nekk fii nga dugg ñu gis ñu defaral la boroxe. fi nekk boo diggante 10h ak 11h nga jaar diggante Thiès ak Tivaouane. di nga gis ay saaku yoo xam ne ni xobi ñaam bi rek la ñu war koo indi Dakar ci marché yi pour ñi nga xam ne nii ñoom ñoo koy waaye kon man su ma la déggee c'est parce que kon sous région bi ak yeneen dëkk yi ndax fu mel ne Nigéria ku nekk xam na ne réew mu développé la ndax réew moo xam ne boo fa wàccee daanaka ñetti atu location sax boo ko fayul ci kër doo jël kër ga te terewul seeni doomi réew la ñuy dundee mën nañ ko nga wàcc fu mel ne comme Abidjan ni nga ko waxee futoog acake man moo ma wal ba ma toll nii ma toll nii te ñoom moom la ñuy dundee te duñ ci tàyyi duñ ci sonn kon ñun Sénégal amuñu problème mu li ñuy bay ñun nit ñi ñoo am problème. ñoo ko dul parce que ñun ñoo bëggul consommer lu nu am. mais ba tey damay seetlu que ne ba tey état ne ngeen mi ngi leen di jàppale mi ngi def mais defam kon des na. parce que dafa am fu ñuy egg foo xamante ne li ñuy wax nit ki ak li ñuy wax nit ñi. dafa am fu yar di tege mu soog a am ak foo xamante ne règlement dafay am décret génn ñu ne lii dafa mënul ñàkk ñu def ko. ndax boo nee. fu mel ni Nigéria tey teg nañu loi boo xamante ne il faut que nga dugal manioc bi. loola day am alaaku li xaal. te ñoom ñoo ñu ëpp ressource téeméeri junni yoon ndax réew mu dëgër lañu. nga dem ci yeneen i réew ak yeneen i réew la UFED waxoon ne bàyyi leen ma bay sama cacao bi Senghor bàyyi leen ay mots yu ngeen yokk ci dictionnaire bi. tey cacao ba fay na. donte ñu nit Senghor fay na. waaye terewul tey ñoom ñu ngay dundee la ñuy bay. kon dafa lay yóbbu ba nga xamante ne état moo war a taxaw ne man lii laa am.
lii mooy sama ndëgër laay parce que suuf si laa am mooy ressource bi gën a mag ci réew mi li ñuy bay nañ ko delloowaat ci réew mi ak doomi réew mi mu taxaw nag def ci xaalis bu ko mate waaye def ci doole ji ko mate mooy que doole ji ko mate mooy gis nga nguur ku mu xeexal te daanu woo daa fekk bëggulaa terrasser mu ne lii mënta ñàkk nanu ko ci boole boulanger yi lii da ngeen ko war a jëfandikoo industriel yi lii da ngeen ko war a indi defar ko dañ ko war a defaree mais bu fekkente ne dañuy bay baadoola bi nekk ci àll bi di ñuqi-ñuqi fu mu toll te ñaar dërëm la ci yaakaar wala ñetti dërëm bu liggéey demee ba yem ak tëdd jaratul jàmbaar di góorgóorlu ñu dem ba li ñuy bay ñun dañu koy tuuri mujj gi foo jaar dëkk sàngam ñu ne la comme nga dem ñu ne la boo jaaree nooto wala boo jaaree feneen dugg maa nga fa ña ngay tuur ña ngay lii tamaate ja loolu bëggoon naa ñu expliquer ñu dem bay tuur tamaate lan mooy bay di tuuri ñu dem bay tuur tamaate Eva ñu dem bay tuur tamaate njamb bàyyi ñu ñuy indil li nga xamante ne nii bu tuuroo ci sa yére du set ñu koy wiide ay foos di ko raxasee ay cin te tey tamaate njamb jooju ñu mënoon ko war transformer ba muy duggaat ci suñu biir lekk yi ñu di ko lekk mu di ñu faj ñu dem ba tey boo demee tapioca bi ñuy rayee suñu bopp ak di ko jëndal suñu doom yi Abidjan ci Iñam bi ñu ngi ciy defar lu mel ne baka di ko lekk. ah mais tapioca boobu mu wax tam ñun mën nañ ci am. parce que c'est à base de manioc. waaw jërëjëf. merci mami. Nigéria boobu nga tudd. xam nga avec population presque 200 millions. loolu imaginel bu ko doon bëgg a importer ceeb. loolu moo tax ci politique am. mu teel a jóg. dem ci ñambi ji defar ay centre nag centre d'Ibadan yoo xam ne institut d'Ibadan boo xam ne dañuy liggéey ci racine et tubercule assainir ko da nga variété yi jóge Ghana comme ni ma la ko waxee assainir nañ ko amul benn feebar donc ñoom itam Nigéria ñu ci avancé lañu parce que ñoom itam am na jamono boo xam ne ni andi nañ ay banti ñambi dugal ko fii ci Niger ci Sénégal ñambi jooju ñi ngi fi ba léegi donc ñoom dañoo opté pour ni nañu bay dundee li ñuy bay ñu di ko consommer ñoom dañ ci option boobu la Sénégal itam foofu la ñuy jëm bu ñu bëggee en tout cas ëllëg ñambi ji nekk fi il faut ñu xalaat ñoo xam ne ni noonu lañ koy supparñee di ko bay waaye di ko dundee moo tax soya bi am problème waaw mosaïque bi moom neexul ci dara neexul a éliminer parce que weñ wi koy joxe wala gunóor bi koy joxe daf koy piqué su ko piqué da koy def ci sève bi mi ngi mel ni yamale moo ko ak sida bu xesee dugg rek dootul yomb saafara te poudre wala poudre ak yooyu yëpp mënu ci dara mënu ci dara kon système ba lay yàq kii bi rek ngay dindi bant yi ngay assainir ñi nga xamee ne nii mosaïque bi laalu ko nga éliminer ko mais am na yoo xam ne ni heureusement amul Sénégal bi ñuy wax la striure brune yooyu ay feebaru ñaam la boobu bu duggee sa tool moom daanaka 100% nga koy perte bii nag mosaïque bi moom au moins ci rendement yi rek ci lay jouer day baisser rendement bi mais du ko mais lan moo tax xobi ñaam bi su ko xar lekkee dee wala lan la mosaïque bi la wala lan dafa am waaw déedéet du mosaïque bi dafa ci xeetu ñaam bi la bu nga xamee ne ni ak waxtu wi bu demee bu mois de mai ñambi bi day tàng cyanure bi day yéeg bu yéegee ñëw ci xob yi boo ko joxee jur gi surtout ni mu laxe nii boobu moom moo ci gën a bon boo ko joxee jur gi rek en général day am problème indi loraange ñi ngi naan da ngay wëgg jur gi sa ko koo jox wala da nga koy jox sa ko koo wëgg waaye loolu lépp problème lay indi en tout cas diggante mois de mai presque ba période bi ñambi bi day am tooke boo xamee ne ni mi ngi yéeg mi ngi ñëw ci xob yi waaw bu xob yooyu nag noonu lay transformé defaat ko amidon wàcce ko dem ko ci reen yi bu àggee période boobu dootul wex am na yoo xam ne nag moom ci xeetu ñambi bi la moom à la kulial moom la ñuy wax la variété amère variété amère moom ci transformation sax lu bari surtout accekeeg yooyu mooy question bi nga doon laaj variété amère yooyu ñoo gën a apte pour transformation bi nga xam ne moom la ñuy def ñun nag variété douce moo ëpp fii ci nun boo xamee ni li ñuy consommer nii yëpp xeeti ñaam bi nga xam ne ñoom laa doon lim ñu nekk fii c'est des variétés douces donc période bi ci la waaye xeetu ñambi bi également ci la. bu ñu bëggee vas-y lan ngeen prévoir ci ñaari marché yi nga xam ne moo gën a dox maa ngi la koy laaj léegi. muy marché nootu ak marché pir bi lan ngeen fa prévoir parce que ni mu mel daal. ñoo ngi ci am nañu benn partenaire mooy la chambre d'agriculture bu Saône et Loire en France
ñi ngi bind benn projet boo xamee ne nii ñoo ko waa FNDAPS Fonds national développement agro-sylvo-pastoral ak direction de l'agriculture ak interprofession Maniac ñun ñoo bokk di ko tëgg ci biir projet boobu ci action yi nga xam ne war nañoo def mooy moderniser marché de Pire ak moderniser marché de Noto. jërëjëf ñoo ngi koy bind wax dëgg yàlla. yaakaar naa dina mën a nekk te am nañ ci ay xalaat. pour vraiment ñu defar ko. waa ay centre yoo xamee ne nii boo dee fay sa xaalis xam nga lépp ci mbedd mi lañ koy defee dina am ay guichet yoo xam ne nii bu dee transaction yi di nga mën a nekk ci biir. ak yeneen boo xam ne nii. ak ay vitrines yoo xam ne li nga xam ne nii ñi ngi koy transformé et également ñu exposé ko fa. donc nga am sa manioc frais am sa ay dérivés transformés. donc ñoo ngi koy xalaat bu baax ci projet bi mën naa la ko woon. tey nga nekk superviseur national bi. jëm ci wàllu programme manioc. lan nga gis ne bu ñu ko apporté ci mbir mi dana ko gën a valoriser. waaw en ma qualité de président bu interprofession filière manioc. ñoo ngi santaat bu baax. baykat yi ñambi yi. d'accord di sant ñiy joxe bouture yi. li nga xam ne ni moom lañ ci mën a apporter mooy ñu wax xale yi. les jeunes. potentiel bi nekk ci ñambi. rien que les semences de bouture de manioc. loolu rek activité la ab entreprise mën na koo def surtout xale yi. nga bay léegi xale yi la. dëgg la beneen bi transformation. transformation yi jigéen ñi ñoo koy def jigéen ñi moom à la kuléal il faut ñu dugg ci ñambi ji xale yi dugg ci production bi su ko defee en tout cas ëllëgu ñambi dina gën a tax ñu am nag centre boo xamee ne nii centre bu mag la boo dem fu mel ni Brésil seen interprofession bi dañu leen tabaxal benn banque moo leen jàppale tabaxal leen benn unité de transformation boo xam ne farine lay def ak amidon léegi ci année bi yëpp dañuy planifier jour tel ndooy mooy indi production am jour bi ci topp Eva indi jour bi ci topp Mami Amine noonu lañ koy def ba année bi jeex nga xam ne usine bi du taxaw léegi yow soo indee sa manioc frais ba neexee nga indaale sa label nga fay li ngay fay transformation bi nga def sa label def sa étiquette dem yaa xam fooy jaay ji sa marché bu la neexee également li nga xam ne ni produire nga ko ci ñaam bi buñ ko transformé ñu peser ko nga jaayaat ko interprofession bi ñoom itam def seen label bi demee lu bëri boo xoolee écoles yi nga xam ne ni goûter yi ñuy def ci écoles yeeg yooyu yëpp c'est à base de manioc boo demee Brésil donc vraiment ëllëgu ñam bi moom. à la coulière transformation. mais Eva ku xëy. am na jigéen yoo xam ne ñu ngi ci toog kër comme ni ñu ko waxee sànq lan la leen manioc bi mën a indil ñoom. waaw transformation bi déjà. li ngay jëndee produit frais bi. waaw soo ko transformé yokk nga valeur bi. waaw. am nga sa cere mën nga cee togg ci sa kër. mën ngaa defar aussi xew yi. nga présenté ko parce que couscous marocain. couscous ñaam bi pratiquement mënoo leen a xàmmee suñ ko defaree. bay dàq sax parce que genre foroxte googu ciy nekk mi saf ajeke. waaw loolu amatul. voilà ci manioc bi waaw ci manioc bi waaw wax na dëgg dafa am goût boo xamee ne nii xam naa ne du ma ko summi. waaye bu am solo la. dëgg la donc caractéristique organoleptique. waaw yooyu bu ñaam bi. pratiquement doo ko fekk feneen. donc jigéen ñi transformation boobu. dañ ci génn bu baax a baax. donc à la couleur te am na jigéen ñoo xam ne également ñi ngi ci production bi am na jigéen ñoo xam ne ñi ngi ci ay fournisseurs de bouture de manioc la parce que dañu amoon seeni tool de bay après état bi jàppale leen boo xoolee ñiy fournir bouture yi peut-être 20 à 30% c'est des femmes ñoo koy jël di ko jëlee département Tivaouane di ko yóbbu Mbour di ko ñii di joxe Meewaan ñii di joxe Pire ñii di joxe feneen ñii di joxe feneen te góor ñi demul ñu des de foofu laa bëgg a ñëw jërëjëf tey jii soo ñëwee fekk tool bu ñu ruuj ba pare xam nga luy ruuj ñu défriché ko. loolu lay bale ko ba mu set. waaw mu taw ba tooy. waaw nga xëy yóbbu sa fas. fas yéene bay foofu njaam mi tracé ko. dafa am ñu ñuy bay bokkut ak comme gerte. xam na dañ koy def ay karo. waaw dañ koy def ay karo. tool bi la ñuy tracé. waaw ay ale. après nga def ko nii. daañu koy gis waaw soo xoolee mu doon ay karo. pour waajal. karo yi nag fi mu néew ne fi intersection bi nekk foofu ngay. def bant ñàmbi bi. léegi nag jëmbat googu ñuy jëmbat.
taxoon na jéegi kajoor yi kenn amututu woon ndigg lu baax muy góor ñi ak ñiy jigéen ñi ak ndigg lu baax parce que imagine 9 heures ngay xëy di jëmbat yoon ñàmbi ji di jëmbat ba ngoon jot nga ñibbi ba ci àdduna bu moderne bi ci loolu laa jëm soo tollee nag soo toowul defee loolu ba 18 heures nga wàcc soo ñibbee su dee jigéen nga doo mënal sa borom kër dara faaw ñu ut su lu dee dindi góor nga loolu doo mënal sa soxna dara léegi est-ce que ak 2020 bii est-ce que noonu la ñuy jëmate ñàmbi ba léegi fekkee loolu la moom wax dëgg yàlla doy na waar de waaw am na coono ñoom noonu la ñuy jëmbate une partie d'accord ba léegi waaye nag def nañu ab jéego ndax bi matériel agricole bi équipement rural bi mu jógee Brésil indaale nañu benn planteuse de manioc planteuse bi da nga koy lonk ci tracteur ñaar ñooy toog ci kaw ci seeni chaise comme ni ñu toogee nun ñii ci bureau bi kenn ku nekk ñu jalal la say bant léegi amatul ngay sëgg amatul ki toog di d'abord di dagg bouture yi bant yi dañ koy dagg par 30 centimètres wala 20 centimètres 20 centimètres léegi loolu amatul yow da ngay toog bant bi tige bi ni mu màggee noonu moom ngay jël rek nga dugal ko ci machine bi tracteur bi di avancé nga def noonu sa naataango bi nga dendal def noonu mu donc bu ko defee muy ñaari tracé su ko defee vraiment day gaaw te en tout cas ren ji lañ ko commencé ngeen ñaanal ñu yàlla rek ñu am beneen seen làmmiñ itam fi nga xam ne suñu bés jotiwu fa ngeen wax kilifa yi ñoom ñu yokk ko ñu bàyyi ci xel machine yi waaye nun ku mel ni interprofession bi am na machine bi waaye amul tracteur ay bonne volonté yi nga xam ne ni ay privé ñoo am tracteur léegi-léeg ñu luyee ñu ko léegi-léeg ñu abal ñu ko ci la ñu koy lonk donc ñi ngi koy amélioré ndànk-ndànk li wolof di wax rek machine bi dañ koy luyee borom tool yi wala yéen a ko jënd teg ko pour machine bi dañ ko jënd teg ko comme test la pour le moment ku soxla rek boo amee tracteur ñu abal la ko nga lonk ko sa tracteur nga jëmbat sa ñam bi bu ñu war a ne mën a jëmbat tey jii lu war a mat fukki nit nga xam ne ni peut-être 1 hectare ou 1 hectare et demi moom la ñu mën a jëmbat ci bis bi machine bi mën na jëmbat 10 hectares parce que man essayé naa ko machine boobu gën na fa nga baax na gën na fa li neex ci ñaam bi doo sànni dara ñetti nit dong lay doon kii dawal dafay am tracteur bi récupération ak ñaar ñi nga xamee ni nii ñoom ñooy chargé machine bi donc loolu wax dëgg yàlla ab paala bu bees boo xamee ni ni avancé nañ ci te boo xoolee ñaambi ji yi nga xamee ni nii moom la ñu ji ak machine bi waaw ne mu jibbee et puis parce que xam nga bant bi soo ko sampee fu mel ni peut-être sama tool dafay am ay jalaal yi dañuy ñëw attaqué ko awoor yi am sakta yi fi jaaroon ci ginnaaw dañuy ñëw attaqué ko mais bant bi machine bi da koy suul complètement da nga jikk ba rek gis mu ënk commencé génn bu xesee génn nag yu bari wóor déedéet daf koy suul complètement da koy ji maanaam da koy ji waaw mais boo invité naa fa ñëw boo ñëwee gis li nga xamee ni nii pour def reportage moo génn du laaxan benn bant doo ko perte parce que amul ay attaque diggante max gi les termites da ci bari jalaal yi dañuy lekk yeneen yi dañuy da koy suul comme gerte gi mais daf koy suul comme gerte doo ko gis dañ di ko rek mu ënk comme gerte génn di màgg nag di dem mais macha allah ok xam nga ñaam bi li ci am solo Mami Eva nga ni lépp la ñuy transformé doo sànni dara amul sànni doo sànni xobu ñaam bi dégg nga liñ koy def su demee ba wow jur gi dañ koy lekk bantu ñambi bi gis nga gars yi dañ koy moom la ñuy jiwaat bantu ñambi bi moom la ñuy jiwaat ñambi bi soo xoolee xollit yi nii tamit jur gi dañ koy lekk lu weex li moom la nit ñi di utiliser di ko def ay gi mais amoon na ay jamono tamit sàcc gi sonal leen ci tool yi ay sàcc gaare seen oto dugg ci tool yi ñam bi buddi lépp duggal ci oto yi dem waaw loolu wàññeeku na wala waaw tane na dafa tane marché mooy commandé sàcc yi maanaam buñ déggee ni saaku ñam bi jóge na 15 000 dem na 40 000 day am léeg-léeg waaw su ko defee benn njóobeen day dem day dem ci tool yi guddi la koy def de guddi làqatu di buddi ba 5 heures du matin yow yaa ngi toog yaa ngi sonn ci bëccëg gi yaa ngi noppalu da ngay xëy ñëw sa tool rek fekk ñu buddi ko et puis yàqal la man def nañ ko j'ai été victime de ça heureusement suma benn rakk maa ngi koy nuyu de passage Khalifa Seck moo toog ba timis mu ne ma daal ñambi ji ni mu rafete du ma bàyyi gars yi bi mu ñëwee daal yor ab torcham lu gaaw waa ji diggante boobu fekk na mu jote buddi juróom benn saaku ñambi bi ko mu ne ana kii rek mu départ
wocc fa saako ñaambi yi fekk na am na benn genre clando bu ko doon xaar ci tool bi dafa soriwul tali mbooro bi mu di ko xaar foofu après ñu dugg seen oto dem noonu ñu dajalewaat suñu ñaambi xëy dem jaayi ko sàcc bi ñu ci mujjee jàpp dafa dem buddi ñaambi ju bari xam nga ak transport bi xam nga ñaambi dafa diis lépp ndox la 60% yi ndox la nga bëgg a buddi lu mat fukki saaku dem di ko roñ ci tool yi di ko indi ci wetu tali bi pour am oto boo xam ne moo lay indi yóbbu la ci marché du ko yóbbu marché pur moom marché Dakar wala marché feneen la koy yóbbu yàlla mi dara teewul bi mu indee saako yi teg ko tëdd rek dafa sonn daal di nelaw ci kaw saako yi est-ce que gars yi di topp bu ñu xëyee dem gis ko ñëw fekk ko muy nelaw ci kaw saako yi ñu jàpp ko noonu depuis boobu nag ginnaaw bi di ñëw fekk ko muy nelaw ci kaw saako yi la sant Ndiaye bu ko naanee buddi ñaam bi foo tëdd nelaw depuis boobu nag buñ ko jàppee temps yi moom déggataguma ko. dëgg la mais daal bu marché neexee moom. waaw en général day woo Ndiaye. non sàcc ñu ngi nuyu soxna Fatou Kiné Diaw mi nga xam ne moom itam mi ngi nekk ak femme leader yi. di liggéey ñoom itam wàllu transformation bi ñuy waxtaanee. ñu ngi wax ne jamono bi nga xam ne ñu ngi xeex ndax sachet plastique yi jóge fi. ñoom ut nañu solution boo xam ne sachet biodégradable yi ñuy liggéey. à base de manioc lañ koy defaree. kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di féliciter. di teg félicitation boobu ci loxo soxna Fatou Kiné Diaw tata. ba xam nga ne manioc mii. waaw li mu mën ci kër dara mënu ko ci kër. bismillah mami. ñaam bi mii. kër gi gépp ci kaw ba ci suuf lay defar. booy tëj ma may jeeg ji ñaam bi joo xamante ne ma may jeeg ji jus ñaam bi boo xamante ne ku ko ci defar ci kër gi. fan yi ñoom la jël. dégg wiiw. may ci kii rek nu mu tuddati madame Ndour. ñaam bi bii ngay jël gratter ko wax nga ko sànq dafa bari ndox 60% wu ndox la. nga nal jus wu ndox bi jus bi yëpp muy ndox mi yëpp ba mu génn tege nee. nga gratter sa jinjeer ba mu egg. nga jël ndox mi moom tamit ñoom ñaar boole ko. def ko jus timis wala tàkkusaan jox ko àllaaji ci kër gi mu naan ko wallaahi lazim jeeg ji gore leen ku ko ci def na woote bu leen dee. en tout cas daal benn affaire am na barki démb ca Malika. auberge ba fa nekkoon. ndaw sa ko mu yóbbu woon. dafa dee foofa. te ca auberge bal dee te ku jigéen ñi ku leen moytuwul lu ne dinañ la ko jox te da ngay kon mu war a dee rek doxal sa dox rek ni la yàlla bindee doxalee sa yëf noonu soo bëggee gudd fan da koo fekkoon mu war a dee lu ay mélange la ñuy ay ñambi ak ñambi ak jiñeer c'est des assassins ñoom ñëpp ay raykatu nit lañu ñambi ji daal soo ko bëggee lekk ko nii ci ni mu naturel di ko yëy ñun tur leen dëkk xam nañ la ci ñambi dee ko yëy di ko yëy daal baax na di ko yëy nii bu ñor beeg bu ñorul bi yéel noonu rek yéel rek waaw Babacar yéel am yéel way jërëjëf c'est ça waaye El Hadj Assane ñu ngi doon bëgg a xam parce que gis nañu nga indil ñu fii tubercule yu rafet wax dëgg yàlla mu doon ay variété est-ce que ci wàllu lekk bi ak naka lañ koy waxee ci ferñeent yi dafa am bu ci ëppale moromam am déet boobu loolu la ñuy laaj. waaw ferñeent yi. parce que reen bu nekk rek. variété bu nekk rek ak li ko tax a jóg. ñii dañuy béy ñambi pour am amidon. waaw. boobu mooy combo bi. parce que liggéey nañ ci ak waa ITA. ñoom ñu nuyu ñoom Mortala Gueye docteur Younous Diallo de passage. waaw liggéey nañ ci ak ñoom. Younous Diallo ci la defee thèse doctorat am. d'accord ci docteur Diallo docteur Diallo. donc ñam bu nekk rek am na ay ferñeenti boppam boo xam ne ni moom moo ko tax a jóg. bu bokkul ak beneen ba bu bokkul ak beneen bi waaye li ci gën a am solo. waaw valeur énergétique bi. doole ji muy def ci nit ki. ci lekk gi. waaw boobu moom daanaka moom. ñaar ñëpp a ko am waaw. dëgg la. très bien li ngeen avion yi des na tuuti ci ñu ne ci ñàmbit ji la génnee. ci ñambi bii la wala dafa am beneen variété ñambi bu muy génne wala ndax yéen a ngi waajal pour que bu loolu dee ñëw bañ ñoo bett bañ ciy dabaane rek comme li ñuy def ndax ñun lu ñu war a mën a produire tey pour mu dabe liy xew ëllëg dañuy xaar ba loolu xew rek ñu naan usine bañ ko doon defee tëj naag du ñu ñëw samp usine bañ ko war a defee waaw loolu dëgg la ñoo ngi ci mooy unité de transformation bi ma wax rek parce que col gi bala nga am col il faut nga am amidon boobu ci lañ koy defar bala nga am tapioca il faut nga am amidon. bu baax bala nga am gari il faut nga am. gari waaw il faut nga am amidon. gari bi amidon bu ngay jël nga saaf ko. pour nga mën koo génne
tapioca bi également defal nañ ci jigéen ñu bari formation moom itam ci amidon bu ñaambi bi ci nga koy jëlee donc à la kulial transformation unité de transformation usine de transformation mënul ñàkk su ko defee soo xasee am amidon bi yow bu dee kol nga bëgg bu dee leneen nga bëgg bu dee leneen nga bëgg nga def ko ci donc moom transformation rek moom moo ci problème mais tey ji producteurs yi ñuy produire wàllum manioc bi naka la ñuy def ak état bi ay partenaires lañu comme ni ñuy subventionné non boo wax nga léegi dañuy subventionné ñu ngi leen subventionné ne leen à 100%. mais producteurs yi ak état bi est-ce que amul ay kii seen diggante parce que maa ngi doon dégg ay coow ay waxu suuf. waaw waxu suuf moom. ay waxu suuf daal laaj doon dégg. faaw mi ngi fi. voilà dañuy wax ci suuf non waaye waxu suuf la fekk man maa ngoon ci suuf. waaw daa am lu boo xoolee. tout le temps yaa ngi coow li nga dégg ci suuf. waaw nga dégg ñenn ñi naan dañoo bëgg a fay 1,50 million. loolu soo ko déggee 1,50 million boobu li ko waral. dañuy hectare yu ñaam bi moom moo gën a cher. que hectare gerte wala hectare dugub wala hectare ñebbe et cetera kon nañ ko yóbbu ba hectare ñaam bi lu mu gàtt hectare ñaam bi soo ko bayee war nga cee mën a am 1,50 million ñu ne kon fu dara nekkul nañ fa def 1 million nañ jox 1,50 million boole ko ak garab ya nga xam ne ni moo fa nekk mais coowul suuf moom mook àddina ñoo ànd day wàññeeku rek mais en tout cas boo jëlee fu mel ni département Tivaouane suuf si day wàññeeku usines yaa ngi jëwul dëkk yaa ngi ñëw donc il faut coowul suuf à la clé mënul ñàkk waaye nag ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. mais seetlu nañu vers les années 90 sax laa mën a wax 90 ba 2000. soo demee Kajoor ñu fa ëppoon xaalis baykat yi fa ëppoon xaalis ay baykatu ñàmbi la ñu woon. ju bari parce que man da nga doon gis ñuy bàyyi gerte gi di dem ci ñàmbi ji man fa la fekk da nga daan gis ni paa yi ñi ci gën a am as tuut ay toolu ñàmbi yu mag la ñu yor. loolu est-ce que moo am ba léegi nii. waaw mi ngi am ñi ngi bay ñàmbi bu baax am ay tool yu baax am ñoo xam ne sax dañuy jóge fi ñu nekk. dem ci beneen dëkk wala beneen région. pour bay fa ñambi fa nga xam ne fa la suuf si yaatoo man mii fi mu nekk maa ngi bay ñambi waalo donte Tiwaawoon nga maa ngi jóge Tiwaawoon dem waalo maa ngi nuyu Adjuma Ndiaye de passage moom moo ñuy jàppale foofu ñu abal ñu tool moomuñu ko nag ñu di fa bay ñambi suñ ko fa jëlee dem def ko feneen donc ñambi fa mu nekkoon démb fu ko raw foofu la nekk tey jii nee naa état bi moom bu nawet bi xawee danga ngaay rek xelam mépp danaa kat lii dañ koy ñàkk waaye ñàmbi moom mu ne su koo ñàkk kilifa yi boo demee ba léegi tim baykat yu mag yi nga dem fu mel ni Mbayeen fu mel ni Minam ak yeneen dëkk yi baykat yi fa gën a mag ñoom ay baykat yi ñàmbi lañu te wax dëgg yàlla ñu ngi ciy génn ñu ngi ciy gis mais dafa am suuf su muy nangu ak suuf su dul nangu parce que dama gis ne ñàmbi ji secteur Kajoor bi fa la ëppee ñu koy bay lu tax loolu waaw yeneen suuf yi sax boo xoolee boo demee Saalum daanaka fa la ñaam di gën a nangoo mais problème option la woon xam nga Saalum boo déggee dañ daan wax naa le bassin arachidier ñoom ñi bay gerte mais léegi ñaam ji dugg na fa boo demee fu mel ne au niveau de la vallée du fleuve Sénégal ñu koy irriguer ñun dem nañ fa bu yàggul mission da ngay gis koo xam ne dana naa man fu ma musaa am ñetti hectares yu patate douce léegi benn hectare patate laay def ak ñaari hectares yi ñambi am ñoo xam ne sax nee nañu ñun bàyyi nañu yeneen spéculation yi ñambi rek la ñuy bay donc moo lay wax ne ñambi fa mu nekkoon démb fu ko raw foofu la nekk tey jii Mami Linguère wala mais kon est-ce que gars yi amuñu problème mu jaay ci yeneen marché yi wala dañuy importer ñambi bi ñu ngi koy génne comme ni ñu demee di uti tige yi feneen di ko indi est-ce que ñu ngi koy génne di ko yóbbu wala li ñuy bay lépp réew mi koy li ñuy bay à part Mauritanie moom ñaar lu ci bari Pire lañ koy ravitailler marché de Pire fi ne bu marché bi ni ma la ko waxee bourse bu jeexee ci côté ndijoor bi ñu ngi fekk ñu jal fi saako ñu ngi xaar oto yi nga xam ne ñooy dem au niveau vers la Mauritanie ñoom ñoo koy charge ñoo ko yóbbu sinon li ci des lépp consommation locale la fii ci Sénégal waaye ci la ñuy xont jur gi ci la ñuy bant yu wow yi ñu defaat ko matt xob yi suñu mbokk yi joolaa yi wala séeréer yi ñu ngi koy utiliser donc dara du ci yàqu kon pour ma wax la rek ni la
en tout cas yaa ngi tudd sànq ba léegi lu am solo yaa ngi naan bourse bi. bourse ñam bi. am na ku ñu fi invité kañ la démb la wala tonton Alioune Diallo bi muy wax naan. suñu defaroon genre lu mel ne bourse yooyu nga xamante ne dafay nekk banque baykat yi. nga xam ne loolu ngay wax noonu da ngeen koy jëmmal mu nekk lu taxaw. nga xam ne tey Ndoye Bane su yoree àddina wu ñàmbeem day ñëw teg ko fa ñu jox ko ticket comme ni mu ko expliqué rek laa la koy waxaatee. nga xam ne daf koy wóor ne moom mbayam mi ngi tege mais yor na xaalis ci poche am fu mu dem ñu lebal ko lu mu mën a dundee ba muy jaral. gënul ba tey man ci yàq gi rek laay dellu si waat ndax sama maam daf ma daan wax Jóob ma ne ko waa mu ne ma am yàq fanqul ak ñàkk te denc bu ñaaw a gën jiñ sab xarit xam nga ba tax na dañuy dem ba ñi ngi bay di tuur gi te réew mi continuer xiif ndax bu ñu jàpp ne réew mi dafa yem ci Ndakaaru Thiès ak feneen am na kër Amadou Yàlla ga ma dëkk am na Thiel Maxambaakol am na feneen ak feneen te réew mi ba tey am nañu xiif te ñooñu xiif est-ce que bu ñu tasaare woon lii ñuy bay di ko yàq mu jëm ci côté boobu ñooñu duñu am lu ñu dundee. sànq ba tey mi ngi wax di bay di tuur ki toog mel ni Eva bu xamul loolu day jaaxle parce que ci dëkk boo xam ne dañu nekk ci yoonu développement ndax war nañu toll ci bay di tuur ani transformateurs yi. waaw bay di tuur moom. mooy lan. mën naa ni bay. moom ñaam bi bokku ci. waaw kañ. ñaam bi bokku ci peut-être yeneen yi. parce que gerte du ca bokk. gerte du ca bokk. waaw. xam nga dafa am gàncax goo xamee ni. bu xisee ñor rek. da nga koy récolter. waaw ala kuliyaal da nga koy récolter. ñaam bi nag boo ko jëmbatee presque 9 mois mën na ñor mais bu ñoree mën nga ko bàyyiwaat 1 an ci suuf di ko xool. dégg ñu ni ñaam bi ñetti ñor la. kii maa ne na dafay ñor nga wàcc ko ci suuf di ko xool. di ko xool nga bàyyi ko foofu ci suuf si. est-ce que. ba nga dégg moo tax man la ñaam bi nee nañu ñetti ñor la. ban ak ban. bi ci jiitu yow yaay ñor yow borom tool bi. jëmbat nga sa ñaam bi. am nga sa soxla. nga woo Ndoye Bane ni ko sama toolu ñaam bi loo ci man mun la nangam nga jaay ko nga jox ko xaalis moom mu dem Ndoye topp toolam ba keroog muy récolter ñaam bi. donc moom ñaam bi am na boobu chance. donc benn ñor boobu. di nga jaay toolu ñaam bi 1 an. d'accord bi ci des jëmbat nga ñaam bi. am na 9 mois mi ngi naa ñor naag ñorul. nga dégg ni saako ñaam bi 30 000 40 000 la pire tey jii. da ngay gaaw récolter sa ñaam bi boobu marché moo ñor. pour tolloo bés ba nga am ci li nga jaay prix bu baax. waaw. ñetteel bi ñor. su amee at ak genn wàll jëm ñaari at maximum. waaw boo ko récolté wul nag boobu la ñuy wax gajangeer. léeg-léeg nga gis ko jënd ñaam bi. gajangeer ñaam bi ji daa ñorul. ñaam bi ji daa sol ndox fekk na. nga togg ko ñorul. waaw mu mel ni nga jël yàppu sël ak yàppu nag boo xam ne am na juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at. yéen ñuy togg xam ngeen du benn. daf ñu dañu naan dafa dëj. wala waaw donc boobu aussi ñaam bi boobu mooy ñetteel bi ñor ñaam bi ji moo ñor àla kulli yàlla balaa àgg foofu nag il faut nga récolter ko. dëgg la voilà. parce que li ngay wax nii boo génnee tey fu mel ne Abidjan nga jëm ci fu mel ne ci àll bi. bala ngay egg ay boakeek ay yooyu da ngay romb foo xamante ne da ngay gis ku yor toolu pota lampam banti pota lamp yi nga xam ne tool bi jaay na ko depuis bu yàgg ay doomam sax mën nañ cee juddu mu bàyyi fa tool ba di dundee xaalis boobu kon baykat yooyu yaakaar naa ne ñoom néewuñu doole kon ñun suñu baykati réew mi li ci des rek mooy gën a mànkoo gën a taxaw ñi gën a xam comme yow gën a taxaw gën a wax état bi itam gën cee def loxoom man sama wax mooy état dafa am yoo xamante ni dimbaliwu leen mais boppam lay jàppale parce que saw askan bu ñu reggee coow du bari te bu coow bariwul nga mën a liggéey mais fekk ñi ngi def nguuruk Afrique war a dëpp saako bi bënnee ko ci suuf bënnee ko ci kaw nekk ci kaw di lekk bi ñu ne wala lu yaa nga tibb sànni continuer waat ca la nga ne coow du jóg ci Afrique. très bien mais Nogaye Diop jërëjëf Nogaye Diop xaw ma defe naa moo jiite groupement femme Daaru Xudoos Daaru mais ñoom est-ce que am nañ ay moyens pour ay transformation beeg yooyu pour que boulangerie yi ngay mën a wax ak yooyu gars yi mën a transformer bi def ko farine pour que boulangerie yi mën a utiliser farine boobu pour mën a defar ay pâtisserie ak ñoom seen est-ce que Nogaye moom ñoom am nañu ay matériel tamit. amuñu matériel. Nogaye ak ay njoñam sax nag. waaw njoñam boo demee Taïba Ndiaye nga dem Meewaan. nga dem Kandela Mbeng ca Kébémer. nga dem Mbirkilaan. Touba Mbella ci Soxna Diagne. seen loxo rek la ñuy liggéeyee. macha allah jël bantu ñaam reen bi. ñu raxas ko xeet ko fejar ko.
yóbbu ko amuñu machine sax ñaari ñoo koy dëbbal seen bopp nal ko génne jus bi nga xam ne ci ngay defar amidon nga teg ko fee léegi di nga defar farine bi nga teg ko fee nga dem weer ko ci ay bâche donc foofu machine amu fii bu nee ba ci fin ba nag ba nga xam ne ni li nga weer wow na nga soog ko yóbbu ci machine mu wolal la ko donc loolu lépp loxo lañ koy defee ñaambi ji boo koy xolli sa loxo mën na cee dagg ak leneen ak leneen ak leneen donc moo tax te loolu lépp am na ay chaînes yoo xamee ne nii d'unité nga xam ne ni moom moo koy raxas moo koy éplucher moo koy broyer moo koy presser moo koy sécher donc chaînes yooyu yëpp am na waaye nag xam nañu ko waaye àgg ci moom mooy problème bi donc Nogaye Diop moom nga xam naa ko bu baax ñoo ngi koy nuyu de passage jàmbaar la fournisseur également de bouture de manioc la comme waa Meewaane ni ñu ko doonee mais lu ñu def seen loxo lañ koy defee pourtant boo demee ci foire yi li nga xam ne moom la ñuy indi en général ñambi bayra foire ñambi moom moo koy jël man ma fekkee yëpp bu yëpp fu ma fekkee ñu def ko ay lu ñuy ñam dégustation yooyu yëpp nit ñi dañ ciy découvrir loo xam ne te ñoom famille li ñuy def lépp loxo lañ koy defee donc moo tax muy secteur privé bi muy état bi unité de transformation moom mënul ñàkk ci ñam bi àla kulli bu ñu bëggee ëllëgu ñam bi am solo 2008 bu ñu lancé Goana production bi dañ ko yóbbu 920 000 tonnes baykat yëpp ñu joxe banti ñam bi état bi def lépp def ci xaalis bu bari 920 000 tonnes ñëpp bay ko ñëpp récoltondoo nga ñëw sàkku ñaam bi 2000 francs sàkku ñaam bi 3000 francs am na ñoo xam ne ca la leen découragé moo tax année ba ca topp de 900 000 ak daanaka bu ñu amee 200 000 tonnes itam ca la yem waaw parce que producteur bi découragé na mais boobu bu unité amoon ñu def sunu planning yóbbu fa ñambi ji transformé ko kon le problème yooyu du am waaye donc mënul ñàkk ñambi dafa tuuru woon quoi à la cuillère effectivement mango que waxtu bi dab nañu njaayeen ni wooteew ñu waaye xam naa ne sax dañu toogoon jàkkaarloog ñun di déglu ndax bi ñu jëlee thème bi nga xam ne moo jëm ci wàllu agriculture ci la ñu gis ne bés bu ne ñu am ci lu bees loo xam ne ñun xamuñu ko woon keroog Eva Tra mi ngi naan doy baan waaye yow ak mbay mi axan kay ndeketewoo mbir moo gis yëndu ca tuuti da cay baax soxna Linguère wallaay mbay dafa am solo Eva ndaxte mooy li nga xam ne mooy yorum réew nee naa la garmi yëpp nga ca tool yi suuf si rek la ñu yaakaar te suuf dafa gore suuf rek mooy garmi ndax ki nga xamante ne boo ko joxee benn mu delloo la téeméer te amul dara lu muy xaar ci yow lu dul nga toppatoo ko waaye xam nga ne diggante ruuj ba ba ngay dajale ba ba nga yóbbu ca sàq ma wala ba ba nga yóbbu ca fa nga koy teg di ko fa jóog la ku nekk xam na ne diggante boobu metti na lool garmi rek a ko fay xaar naaju tàng nekk ci sa kaw lépp nekk ci sa kaw kon état bi nag geesuwaat baykat yi benn boo ci def ci fukk ndaxte bu ñuy dundee li ci réew mi rek léegi tey jàmm ne bay ci biir réew mi gone njaay ni bu ñu suuree rek Ana Njaay nee na ma ngay roti fi mu toll nii yàkkal ci yaa booy waaye xam nga ne du ma ko tudd ndax damay bañ coowul bëccëg delluwaat di jaalewaat nag bu baax a baax suñu baay boobu Alaaji Yoro Fall nga xam ne papa la ci yaay Aji Fall ñu ngi koy jaale bu baax a baax di tàgguwaat waa Sénégal gépp di wax ne sama yaay Kubra Ana ma sañseel kon sëriñ bi Njaay nuyul nu gone njaayeen yëpp te di leen wax na nuy gën di roti ndax ñuy gën a dëgër El Hadj Assane Njaay ñu bàyyi la nga vite fait dama bëgg nga laaj ko jigéen ñi ñooy laaj ñu ñuy xàmmee ñambi bu ñor buy ñor ak bu dul ñor ak bu am yax ak bu amul yax ñuy def nii di xool ginnaaw état bi jàppale na leen subventionné leen ci bii boor ak ci bee boor est-ce que ñambi yi dina wàññeeku njëgu ñambi yi waaw waaye mooy li ma la wax rek ci problème commercialisation bi adéquation boobu diggante offre ak demande bi bu marché ca njëlbeen buñ ko dajee ñambi ji wàcc mais mën naa wàcc tey nga indi marché saturé bouché bu subaa mu am ñu bañ a récolter benn wala ñaar récolté prix bi day daal di yéegaat donc loolu lépp moo tax waxtaan la ñambi dollar la daal jërëjëf waxtaan la sensibiliser producteurs yi nga xam ne prix yi daañu xool nu ñu koy séddalee jërëjëf Ndiaye loolu looy tàggatoo waaw ndax am na xëy na partenaire yu lay seetaan nga nam ma leen wax jërëjëf waaw di leen sant yéen waa TFM jërëjëf parce que lii lu am solo la waaye boo léegi nag damaa bëgg ñu dem ca terrain ba non maa ngi ñëw waaw man day pare naa ñu xool la nga xam ne ni moom la baykat yi ñambi yi di def sant bu baax ci président de la république la tàmbalee woon jaar ci le ministre professeur Moussa Baldé waaye di sant le directeur de l'agriculture
Omar Sané. ci liggéey bu am solo la. ci en tout cas promotion bu ñambi ji. mais dafa am ku nekk ci suufam ku ñuy wax Babacar Diouf. kooku c'est le coordonnateur du programme national. de relance de la filière manioc. moom itam du yendal du fanaanal. liggéey ci liggéey boo xamee ni nii depuis 2004. bu am solo la moo ngi ci liggéey. waaye il faut ma jaajëfal suñu bokki baykat yi. ñi nga xam ne ñi ngi tool yi ñi ngi liggéey ñi ngi góorgóorlu. di jaajëfal fournisseurs yi ndax bu état bi jógee après service fait ci lay fay. mun a wutal leen banti ñaam bi 20 000 hectares ren ngeen joxeel ñu ko à travers le Sénégal. DRDR yi jàpp ci SDDR yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu. ñu liggéey ko liggéey bu am solo donc fournisseur de bouture de manioc yi ñoo ngi leen di sant. FNDAPS mi nga xam ni mooy jàppale interprofession bi pour mu gën a structuré wu. gën a am doole. moom itam ñoo ngi nuyu son directeur exécutif ñoo ngi koy sant. di sant daal producteurs yi di sant suma bokki waa Taïba Ndiaye nag. ndax man ci commune bu Taïba Ndiaye ci laa nekk. dégg naa candidat nga ca mairie ba de. ah dégg naa dama for naa ko ci wéyu béy nag. yow dégg naa candidat nga pire. jaajëf nga tàgg waaw nit ñaan xamal li ngay wax waaye bul xam lu lay tontu. waaw donc di nuyu monsieur le maire le président Alelo. mais di nuyu monsieur le maire Serigne Mboup. man maay son premier kooku sunu xarit la. donc di nuyu waa Thialé. soxna yi xam naa ne ñu ngi may seetaan. ndeysaan waaye di nuyu sama xarit ak sama couleur yi jarbaat yi ak waaye beral loxo nag sama waa kër ñi nga xam ne ni guddi ak bëccëg ñoom ñooy nekk ci tool yi. man damay xëy rek. dem lijjanti ji. superviser rek bay ñooy def lépp gerte geeg dugub jeeg. lépp rek. te ñii ay élèves lañ ñii ay étudiants lañu. waaye bu vacances jotee dootoo xàmmee élèves ak étudiants. parce que xale das koy formé. doo leen bàyyi ñuy nekk rek ci mbedd mi. pour ñu nekk feneen. ba li wolof di wax naa ku tal njaaloo dañ laa wàcc. waaye ñoom bu nëgënee ña nga ca tool ya. di liggéey wax dëgg yàlla. ñu ngi sant. jërëjëf waa kër di sant waa dëkk bi waa Thialé waa ñëpp waa Meewaan. waa Darou Khoudoss en tout cas ku lim daal di nga jum mais sant nañu bokk yëpp baykati ñaam bi nag beral nañ leen loxo. kon bokk waa Jaksaaw itam nañu préparé ndax wax naa ko sànq soxna si Diaw dafa bëgg foofu daal mu ubbi fa usine boo xam ne ànd ki ay partenaire am xam naa du ñàkk daa ngeen ci waxtaan. boo xam ne dañuy defal ay sachet biodégradable te bu boobaa daf cay am solo. lool Ndoye Bane xaritu baykat yi ànd ak ñun suba foo jëm. non suba dinaa dugg ci àll bi rek ci tool yi dem ci tool yi parce que incha allah semaine bii di ñëw nañ préparé dinañ gis reportage yu bare bari ci wàllum gerte bi soxla nañ ko ci wàllum ñambi ji ci wàllum dugub ji waaw dinañ dugg daal dem seeti baykat image à l'appui waaw fekk leen sur le terrain très bien ci biir bay ànd ak ñoom bayañoo ak moom dinaa war mbaam war fas war lépp pare nga ci Covid 19 non pare ñaari yëpp ay def ñaari yëpp ay defandoo mangook ñu ngi tàgg rek merci beaucoup félicitations ñu waa Taïba Ndiaye waa Kajoor ak ñëpp ak monsieur le maire Alelo mangook ñu ngi remercier képp ku toogoon di nu seetaan rawatina nag sunu mbokku baykat yi baykatu dimanche yi itam Eva Tra mi ngi leen di nuyu ndax nee nañu daal loolu mooy seen tur waaye gannaaw da ngeen dooleeku ci mbir mi dafay gën a baaxal donc macha allah remercier bu baax a baax Rotonde bijouterie remercier Ndeye Ami ca 77 648 56 kooku sama coiffeuse la keneen ki nag di Bamana Couture ci nouvelle création bi nga xam ne nouvelle collection bi nga xam ne génne nañ ko mën ngeen a woote ci 77 321 08 74 77 321 08 74 ñun nag jël nañu sunu week-end daanaka waaye toog leen rek ak télévision Futur Média ndax xam ngeen ne programme bi seen programme la te lu leen neex moo nu fi bàyyi madame Ndour ak équipe am jërë nañ jëf ñoom itam ba altine incha allah ak seen émission wareef